seetaan di ñu topp fii ci 24 média ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant am mbégte saa su ne jàkkaarloog yéen fii ci 24 média comme ni ñu koy defee saa su ne ci Relax Actu ñu sant yàlla bu baax a baax julli ci yonenteem bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ji nag yàlla dogal ñu am gan gu mag boo xamante ni mu ngi bàyyeekoo commune bu Tataguine du ma wax kan la dama koy bàyyi mu nuyoo daal di wax moom mooy kan. jërëjëf monsieur Sarr maa ngi lay gërëm di sant ci invitation bii nii avant may wax man maay kan damay nuyu suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoom ñooy suivre Média 24 di nuyu aussi toute l'équipe qui est en train d'abattre un très bon travail boo xamante ne moo ngi liggéey bu mucc ayib vraiment di leen encourager ci yoon bi ñu nekk bon wax si sa bopp yombul nekkul yomb mais dinaa jéem man Racine Dia laa tudd damay jàngale professeur anglais la ci daara bu nekk Loul Sessène benn lycée Blaise Sène de Loul Sessène foofu laay jàngale bon Tataguine laa juddoo yaroo fa jàngee fa foofu laa duggee école def sama cycle élémentaire ak moyen bi ma amee BFEM nag étant donné que Tataguine comme que Tataguine amagutoon lycée ma dem Dakar si lycée Seydina Limamou Laye foofu laa amee bac bi ma amee bac nag ñu yóbbu ma fële ci daara ju kaw ji nekk Ndar ñu naan ko Gaston Berger de Saint-Louis vraiment au passage waxuma ko ci version wolof bi di leen nuyu ñoom ñëpp plus précisément Pape Barama Lamine nga xam ne il fut mon tuteur vraiment il a guidé mes premiers pas à l'université ak ñëpp ñoo xamante ne vraiment jàppoon nañ ci njàngi ba mot bi ma amee sama master ci la defee concours école normale jàll def formation bi ma génnee ñu affecté ma région Fatick plus précisément lycée Blaise Sène fi nga xam ne foofu lay jàngale suñ demee ci politique bi nga xam ne ñetti at a ngi nii maa ngi ciy yëngu ñetti at wala ñeenti at ñoo ngi nii maa ngi ciy yëngu maa ngi bokk ci parti politique bi ñu naan Pastef bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite man maa ko jiite fee fi ñu naan commune Tataguine ma jiite aussi cellule Tataguine Escale parce que balaa nga béy say weeyu tànk d'abord dama milité au niveau de Tataguine Escale nekk responsable cellule après au niveau communal ñu jiital ma comme le responsable de la section communale bon loolu laa bëggoon wax ci présentation yi merci beaucoup. jërëjëf loolu leer na monsieur Racine Dia ñu lay gërëm bu baax a baax ci leeral yooyu may fàttali rek ne tutoram boobu mu doon wax Ndar moo nekk ancien directeur de la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger muy Barama Lamine ñu koy nuyu bu baax a baax a baax. alors tey ñu dikk nag fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moom mooy actualité nationale rawatina li nga xamante ni moo lëmbee réew mi jamono yooyu may àddu mbokk yi di teewlu muy affaire. Sonko Adji Raby Sarr nekk ndaw soosu nga xamante ni moom moo jiiñ Ousmane Sonko ne daf ko siif tubaab di ko wax viol loolu ak coow li ci am yëpp yow bi nga ko yëgee lan la def. xanaa am ci mbetteel rek parce que li tubaab naan complot la loo xamante ne pexe la dañ koo nas pour faagaagal koo xamante ne dafa nekk ci kuje gi te suñu nee kuje gi sax. moo ci gën a fës instant yi nii parce que bi ñu demee ci jongante yi passé mooy élection présidentielle yi moom moo ñëwoon ci 3e place moo nekkoon ñetteel bi waaw ki nekkoon deuxième ki jëloon 2e place bi moom fekki na mouvance présidentielle maanaam fekki na Benno Bokk Yaakaar kon instant yi mën nañoo ne ci kuje gi moom moo fi gën a fës léegi nag pour faagaagal ko ci lañ fexe lii nii nga xam ne daara amu ci même Sénégal yi nga xam ne bokkuñ Pastef politique guñ sax xale bi gën a tuuti nga xam ne juróomi at la am soo ko waxee wax ko li Adji Sarr wax dina la wax ni lii kat yéeniwul maanaam lii kat vraiment du dëgg kon loolu moom malheureusement pendant 3 semaines lii moo ñu tënk alors que priorité yi waroon na nekk ailleurs ñu ngi fii nii ak mbas mi waroon nañoo fexe nan la ñuy amee ay vaccin di tax ñu naan vaccin waroon nañoo jéem a xool nan la ñuy xeexee mbëkk mi
waroon nañoo jéem a xool nan la ñuy xeexee feebar yi nga xam ne ñoom ñoo gën a garaaw sax mbas mii nii kon loolu noonu ci loolu la ñu waroon a nekk mais malheureusement ñoo ngi ci discussion comme ni ko tubaab di waxee discussion de bas étage boo xamante ne ça ne nous grandit pas ça ne nous grandit pas ci version française bi dama ko fàtte Ousmane Sonko mu ngi woon ci bind ñaari téere parce que loolu moo taxoon su toogoon nii toogaay bu yàgg feebaram bi day dafa nekkoon ci bind ñaari téere benn téere bi ci décentralisation la doon wax ñun ñi nga xam ne gox yi ak gox gaxaat dañoo intéressé téere boobu su génnoon nañ ci jàng lu bëri loolu beneen téere bi moo ngi nekkoon ci sa vision du panafricanisme ci loolu la nekkoon di bind peut-être instant yi su fekkoon lii amutoon ñoo ngi dem ci cérémonie présentation livre bi te loolu su boobaa il va élever le niveau du débat mais malheureusement ils l'ont rabaissé à ce niveau et vraiment ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax parce que complot moom yàgg naa am ci politique Mamadou Dia loolu lañ ko defoon Cheikh Anta Diop loolu lañ ko defoon Ablaye Wade loolu lañ ko defoon Karim def nañ ko récemment Khalifa Sall mais bii moom ñun lu mu leen jaral rek ñun jaral nañu lu ko raw Ousmane Sonko ñun mooy suñu leader politique moom mooy ñuy représenté en 2024 moom lañ bëgg a def président duñ jaar ci affaire yu ñàkk xorom yi nii yoo xamante ne day yàq deram vraiment pour bañ ko def candidat en 2024 loolu ñun dañ koy bañ laa bëggoon wax par rapport ak sujet bii nii. mu ngoog jërëjëf Racine Dia nekk coordonnateur de la section communale de Pastef Tataguine Ousmane Sonko duñ ko bàyyi lu mu leen jaral nañu ko mu nekk loo xamante ni ki nga xamante ni mooy Racine Dia moom moo ko rotal ci ay kàddoom léegi ñu des ci li nga xamante ni moom mooy mbiru histoire viol boobu nga xamante ni moom la ñuy rob en tout cas moom la ñuy jiiñ ki nga xamante ni moom mooy seen leader. alors mu bëri ay ñoo xamante ne dañu jàpp ne Ousmane Sonko fii dayoom toll warutoon dem di fréquenter salon yu mel noonu ndax mënoon na woo koo xamante ni kinésithérapeute la spécialiste la ci wàllu façon feebar yooyu mu ñëw en tout cas fekk ko këram wala boog moom sax mu fekki ko pour mun a faju ndax d'accord nga ne Ousmane Sonko warul dem foofu. gis nga à chaque fois merci ci question bi d'abord gis nga à chaque fois benn mbir su amee loolu sax les spécialistes de la communication loolu la ñuy wax dañuy créer benn affaire boo xamante ne dañuy ci jéem a attirer attention nit ñi parce que instant yi nii li nga xam ne moom mooy sujet d'actualité bi daa am benn xale bu jigéen bu jiiñ président Ousmane Sonko siif viol léegi loolu la ñu war a xool ndax am na wala amul mais pas ñuy def un rapport moral du président Ousmane Sonko rapport moral bi nañ ko bàyyeeg les Sénégalais instant yi nii nous en sommes avec la justice dañoo jiiñ président Ousmane Sonko nañ xool am na wala amul te ñun on a l'intime conviction que wóor nañu ne dara amul lii dañ ko tuumaal te tuuma bu bonee nii kenn mësu ko gis parce que mën nañ laa tuumal ci xaalis wala ci leneen mais mbirum mës te di loo xamante ne dafa sensible parce que Ousmane Sonko waroon nañoo xalaat ne dafa ami jabar dafa ami soxna dafa am ay doom am yaay am ay militants ay sympathisants suñu demoon bay jiiñ lu mel nii sax ñu xool ne kat kii nii kat lii waruñ ko def ñu def ko kon ci loolu la ñu war a wax ci loolu la ñu war a wax léegi nag quant à moom waroon na fa dem wala waru fa dem man damay fàttali nit ñi ne salon boobu noonu ñuy wax di kii beauty Sweet Beauty waaw Sweet Beauty waaw salon boobu noonu làqatuwul ñoom dañoo am seen enseigne waaw Ndeye Khady Ndiaye mooy propriétaire bi te fépp fu mu war a dem rek pour am reconnaissance juridique maanaam agrément ñu nangul ko ne lii mën nga koo def moom am na ko te ci prestation service am dañ cee bind mu leer nañ noir sur blanc massage kon Ousmane Sonko deful loo xamante ne c'est illégal wala c'est illégitime léegi ñi nga xam ne nag ñoom dañoo ne non waroon naa woo ab thérapeute et cetera këram et cetera loolu c'est beaucoup plus grave loolu man c'est mon intime conviction c'est beaucoup plus grave laisser un étranger di dugg sa kër
koo xamante ne xamoo fan lay jaar ba ñëw sa kër nga ne ko kaay dem non non loolu moo gën a grave. autre chose li gars yi xamul wala dañ ko bañ a xam Ousmane Sonko niroowut ak politiciens yi nga xam ne ils ont été dans les affaires et ils ont pris l'argent du contribuable moom instant yi nii il a de quoi vraiment vivre avec sa famille et cetera mais xaalis boobu noonu nga war a am ñu lay maase tous les 3 jours 200 000 francs Ousmane Sonko amul alal boobu noonu amul alal boo xamante ne dina ko permettre yéen li ngeen di xalaat statut Ousmane Sonko bi il faut qu'on en parle li ko may du leneen du dul du xaalis parce que ñun xam nañ ci dara on l'a accueilli à Tataguine xam nga kon lépp looy def rek au niveau local yow yaa koy defal sa bopp amul benn dërëm boo xamante ne mooy jógee ci Ousmane Sonko ñëw ci yow. kon l'aspect financier aussi ici c'est extrêmement important Ousmane Sonko am na instant boo xamante ne sax garde corps am yi nga xam ne ñoom ñoo koy accompagner amutoon lim leen fayee parce que buñ fàtte ne moom dañ ko radié en 2016 dañ ko radié xam nga mu nekkoon inspecteur des impôts et domaines ñu xañ ko liggéeyam. fi ñu ko xañee liggéeyam instant yi lan la c'est un expert fiscal expert fiscal consultant nga mun nga am marché tey suba nga xëy doo ko am wala sax yow opposant nga yenn marché yi duñ la ko jox kon kooku noonu c'est comme ça qu'il arrive à vivre statut bi mu am nii nag dëggoom moo ko may patriotisme am ak bëgg Sénégal ak leneen kon loolu la mais du xaalis. xam nga d'accord nañ ak yow que nii Ousmane Sonko peut-être am na liberté dem foofu mais c'est-à-dire que ñun fi ñuy waxee mooy dayoo bi mu yor d'accord nañ ne Ousmane Sonko financièrement ci li ñu nangu ci ay information salaire u député am daf ko xaaj ñetti pàcc donc moom benn bi lay jël li ci des daf koy joxe donc mais est-ce que nga yaakaar ne bu fekkee ne am na ay difficultés financières yu ko tere mu dem seeti peut-être foo xamante ni moo gën a kawe ci niveau ci wàllu façon feebar yooyu ndax yaakaaroon ne waroon na ci waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ko wër ñu trouver une solution à l'interne moo gën muy hasardé wu ci donc barab yu mel noonu. Ok, d'abord, il ne s'est pas hasardé parce que moom il prend toujours ses responsabilités et avant de faire quelque chose daf koy xool bu baax a baax si vous vous rappelez moom wax na ko ci déclaration bi mu defoon il se faisait masser dans un salon coréen salon boobu noonu 200 000 francs la fa doon fay te feebar bi su ko dikkalee tous les 3 jours il doit se faire masser loolu noonu il faut prendre l'argent du contribuable pour le faire te moom bokk ci ñuy def loolu noonu fi mu dem foofu noonu les tarifs sont compatibles avec moom li muy am comme xaalis foofu la dem te foofu terewuñ kenn mu dem fa instant yi nii li am mooy Ousmane Sonko dañ ko topp ba sonn ba amatuñ fuñ ko kii ñu ne xaaral gis nañ ko muy dugg ci salon bële wala am na ku ñuy siffler ne muy dugg ci salon bële xaaral ñu topp ko malheureusement pour ñoom nag seen plan bi togguñ ko ba mu ñor wala Ndeye Khady man maa ngi koy remercier de passage. c'est une vraie patriote Ndeye Khady Ndiaye borom suite biotis. waaw kooku moo faussé plan yépp kooku témoignage bi mu def. moom moo seetal Ousmane Sonko ba mu set wecc yow kër goo xamante ne. boroom kër gaa nga fa ay doomam nga fa du R+1 du R+2 mais rez-de-chaussée kese moo fa nekk te avant ngay dugg ci salle de massage bi faaw nga jaar ci salon bi foofu noonu nan la fa nit mën a siifee nit te kenn di ko yëg kon nañ bàyyi fooyee xelu nit ñi te les priorités sont ailleurs su fekkee ne lii lañ yaakaar vraiment pour faagaagal Ousmane Sonko nañ utiwaat leneen te lii moom mooy cappaandaw ga suñ jógee fii moom ñemeetuñ koo fexel te ñun nous sommes prêts à protéger notre leader adviendra que pourra lépp luy xew rek ñun nañ ko assumer jusqu'au bout. donc kon bu ñu déggee bu baax li nga wax donc daf ñuy indiwaat ci njëlbeen li nga waxoon ne complot la. d'accord yow donc à part élément yooyu yéen benn élément nga mun a teg ci table ji pour wane ne donc lii complot bu kenn dul natable la. jërëjëf gis nga suñu parti politique bi yàggul mais dafa am nettali dafa am histoire. 2014 dañ ko créé mais depuis bu ñu ko créé
ci ay problème lañ ñuy teg jafe-jafe waaw ay jafe-jafe lañ ñuy teg soo ko fàttalikoo suñu siège bi nekkoon Yoff dañ ko saccagé woon au vu et au su de tout le monde mujjul fenn ñu jóge foofu noonu ñu am meeting Kër Massar ñu siif suñu responsable Mariama Sagna teg ci faagaagal ko rey ko mujjul fenn dégg ko fenn ñu koy wax ñu jóge foofu noonu Ousmane Sonko amul luñ ko tuumaalul daal mooy lan peut-être moom wasin na moom personnellement wasin loolu kese lañ déggagul mais à part loolu on a tout entendu moo tax ñun lii bettuñu kon koo xamante ne jiñ nañ ko fi membre Al-Qaïda MFDC amul luñ ko fi jiiñu lu bon tulooy ooy 94 milliards yi nga xam ne moom sax moom moo jiiñoon finalement ñu bu ko jotee mais xam nañ ne classé nañ affaire boobu noonu sans suite parce que xam nañ ne amuñ fa woon dëgg kon kooku noonu suñu amoon fu ñu ko téye fu ndaw rek affaire merci yi duñ fa dem parce que xool nañ ba sonn waa ji fan lañ ko mën a téye mais gisuñu ñu ne xaaral ñu jaare ko fii nag nañ xam ne comme yi weesu rek dara du mujjee fenn à part Ousmane Sonko génn Sénégalais yi gën ko bëgg vraiment 2024 ñu wooteel ko mu nekk président de la République loolu la. 2024 ñu wooteel ko mu nekk président de la République loolu samay kaddu ki nga xamante ni moom mooy Racine Dia nekk le coordinateur donc de la section communale de Pastef Tataguine may fàttali ne tey jii moo nekk sunu gan ci Relax Actu alors donc ñu jàll maintenant ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayu police ci affaire bi ñu gis ni Ousmane Sonko bi mu defee sa déclaration ca suba sa waa police dañu wàcc fi nga xamante ni moom mooy këru Ousmane Sonko fekk fa ndaw yi Pastef nga xamante ni ñoom dañu ñëwoon ngir aar ki nga xamante ni moom mooy seen leader la fa jot a xew yépp gis nañ ko alors tey boo doon joxoñ baaraam loolu nga xamante ni mooy violence ci fa am kan ngay dut baaraam. foofu noonu parce que affaire bi ça va au-delà de la police ñoom instruction rek la ñuy jot. problème bi dafa jiitu loolu noonu te loolu aussi baax na ñu koy fàttali ñun dañoo toog rek ay journaux de la place génne ne am na une plaignante koo xamante ne dafa jiñ Ousmane Sonko siif ñu foog ne affaire yi peut-être c'est passager. ñu jëm cee joindre Ousmane Sonko ne leen lii duma ci wax tant que jotuma notification li ngeen di wax ni man yëguma ci numa ñu andil ko notification avant muy lire notification bay digérer ñu andil ko convocation buñ jox koo xamante ne moom ci ndawi réew mi la bokk ndawi askan wi assemblée nationale koo xamante ne dafa am malaanu kiiraay malaanu kiiraay bi dindiwuñ ko ñu bëgg ñëw rek adressé ko comment dirais-je une convocation ci la moom la xamee ni lii nii dara lalu ko lu dul politique ci la génn def une déclaration bi mu defee déclaration bi ñu dégg ko ñu xëy kenn waxuñu de ñëw leen Dakar du ngeen ko dégg ci gémmiñu Ousmane Sonko moom waxul fenn ñëw leen Dakar ñun ñoo xëy militants yeeg sympathisants yeeg responsables yépp dem këram ne kii nii comme que da ngeen koy jël si su wuy suul du ngeen ko yóbbu ñun dem nañ tranquillement sol suñu masque respecté autant que faire se peut mesure barrières yi police ñëw ne dafa bëgg a gis ñu jege Ousmane Sonko ñi ko wër plus précisément le chef de protocole Jibi Gueye Ndiaye dem ñu ne ko rassemblement maanaam ndaje yi nii dañ koo tere parce que ci mbas lañ nekk mu ne leen waaw li ngeen wax dégg naa ko xaaral ma dem wax ak président mu ñëw peut-être savante ak militants yi jaajëfal leen dellu le temps que bi Jibi Gueye daal di dem mu ne ko am ngeen juróomi simili juróomi simili laa leen may loolu noonu nga wax nga def ko Jibi Gueye Ndiaye dem wax ko président Ousmane Sonko le temps que muy wàcc ñu sànni lacrymogène loolu moo andi histoire mais Ousmane Sonko dafa naroon a wàcc jaajëfal militants yi encouragé leen parce que xam naa ne xeex bi nekk loo xamante lu yomb ku nekk tasaaroo ñibbi këram mais li ñu sànni lacrymogène yi loolu moo tax li am kon ñoom su fekkoon tasaare mbooloo mi kese moo leen andi lii nii du am dañ ñoo bëggoon a pousser vraiment à ce que
ñu passer à l'action te gis nga heure bu nit ki xamee ne ñoo ngi koy noot maanaam jàmmaarloo day nekk loo xamante ni lu war la yoon daf la koy may kon ñun foofu lañ toll kon pour ñëwaat sa question bi rek loolu moo tax vraiment li am donc police moo xaaru donc ci yow daal buñ dee histoire bu fa amee police moo ci jiitu d'accord jërëjëf Racine Dia donc maintenant ñu jàll ci li nga xamante ni moom moo fa xew gis nañu ay oto yoo xamante ni taal nañu leen seen borom nekkuñ ci dara ci li nga xamante ni moo dal Ousmane Sonko ak ndaw soosu nga xamante ni moo koy jiiñ donc mu nekk des voisins de paisibles voisins yoo xamante ni dañu gaare woon seen oto ñu far ñëw daal di leen faagaagal alors yow ndax jàpp nga ne loolu bokk na ci li nga xamante ni ñu ngi ko doon xaare ndawu Pastef loolu duñ ko rafetlu te foog naa benn Sénégalais di ko rafetlu mais loolu su amee rek dañoo war a xool lan moo ko waral parce que Olof Ndiaye moo ko wax nee na li ko sabab parce que Olof Ndiaye moo ko wax nee na li ko yëngal moo ko ëpp doole lii dañoo naroon a violer benn loi benn règlement boo xamante ne ñëpp xam nañ ne député dafa am malaanu kiiraay boobu noonu kenn mënut a convoqué député bi remplement te dindiwuñ ko léegi nag loolu lañ naroon a salfaañee Ousmane Sonko def déclaration ñu ñëw këram loolu moo waral li am te li am nii su fekkoon ne police ñëwul njëkk a sànni lacrymogène li yëpp du ko am kon ñun li ñu mën a def mooy ñaawlu vraiment li am te li am aussi man duma d'accord ñu ne waa Pastef la parce que ci manifestation boobu noonu di nga gis koo xamante ne du Pastef parce que gis nga lii nii peut-être li tubaab naan c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase peut-être lii moo am lu ëpp rek tuur di nga gis koo xamante ne day bokk ci manifestation bi sax parce que dafa gis ne ni ñu salfaane yoon Sénégal àndu ci parce que gis nañ ñu bëri ñoo xamante ne loolu lañ leen def wala ñu gis ne Macky Sall kat ni mu waroon a yoree nguur bi yoreewu ko noonu nguur bi mu gis ñu manifester ñu dugg si kon loolu aussi tant que yoon deful liggéeyam ba identifier ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def carrément waru ñoo attelé wu naan waa Pastef la kon ñun à notre niveau lan la ñuy def mooy di ko ñaawlu di mettre Macky Sall devant ses responsabilités lépp lu xew semaine bi passée wala semaine yee passée moom bokk na si ñu ko waral te li waaj a xew su fekkee ne teggiwul tànkam fi mu ko teg lépp luy xew nous le tenons pour responsable. parce que mais moom dégg nañ ko jamono yi ci plateau France 24 RFI mu wax ne li xew moom donc du ci dara ay affaire complot yooyu vraiment donc moom du wàcc ba niveau boobu donc dégg nañ ko mu botte en touche li nga xamante ni moom mooy en tout cas la question du complot. ok bëggoon naa xam complot ni ñu ko waxee ci wolof mais xam naa ñii seetaan nit ñu jéggal ci moo bi complot kay mun nañ jàpp rek loo xam ne ab déggoo la ngir faagaagal nit ki waaw ay pexe yoo xamante ne loolu lañ nas pour faagaagal koo xamante ne ci kuje gi la bokk loolu noonu Macky Sall moom lañ dégg ci RFI mu génnee baat boobu noonu kon koo xamante ne ñu ngi lay jiiñ dëmb ñu fekk la nga ngay seeñu yaxu liir kat suñu xel ma war na mën a tey parce que ñun baat boobu noonu moom moo ko njëkk a utiliser bi mu ko utiliser nag ñu ne du par hasard du tombé kese li tax mu utiliser ko day wone ne moom moo nekk ci ginnaaw te loolu aussi ñun dañ cee am ay firnde yu leer nañ parce que du guleet am na lu bëri lu xew sànq wax naa ko am na lu bëri lu xew loo xamante ne moom moo koy firndeel ñoom yàgg nañoo topp Ousmane Sonko pour jëm ko faagaagal parce que Ousmane Sonko kat gëmul ni Macky Sall di yore réew mi noonu lañ ko war a yoree moom dafa choisir dafa tànn féete ci kujje gi te Sénégal moom dafa mel ni féete ci kujje gi bàkkaar la te féete ci kujje loolu moo war a gën a nekk lu normal loolu dafa war a nekk lu banal parce que ci principe de démocratie daf cee bokk vraiment cette notion de contradiction maanaam ñaari gis-gis yu wute su boobaa sax ki jiite réew mi moom dina bàyyi xel kujje gi
pour lu ñu wax rek mu jéem a rectifier mais dëkk boo xamante ne ñëpp dañoo ànd ak yow loolu musiba la te loolu baaxul te loolu noonu président Macky Sall mi loolu la bëgg. jërëjëf Racine may fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu topp ji ñu seetaan ci 24 médias que tey jii sunu gan moom mooy Racine Dia nekk coordonnateur de la section communale PASTEF bu commune bu Tataguine. alors ñu seetlu Racine que depuis ñu ngi gis ay responsable PASTEF yoo xam ne ci ñu leen di jàpp ku ci mel ni Birame Souleye Diop waaye itam soxnaam ak yeneen jeunes yoo xamante ni jàpp nañ ne ñoom ñoo yàq oto yooyu. même di leen reprocher parce que charge yi nga xamante ni moom lañ teg seen kaw mooy insurrection donc mu nekk loo xamante ni lu diis la lu réeréy la alors gis nañu également ñu jàpp ki nga xamante ni moom mooy Clédor Sène jàpp Guy Marius Sagna jàpp ki nga xamante ni mooy Assane Diouf vague d'arrestation boobu yéen nan ngeen ko gisee. d'abord di ko ñaawlu ba fi ñaawlu yem parce que lii nii gis nañ ne li ñu wax rek complot boobu noonu di da koy firndeel parce que soo jëlee ku mel ni Birame Souleye Diop nga xam ne moom mooy directeur général administrateur autant pour moi administrateur du parti Pastef koo xamante ne maanaam liggéeyu Pastef lu ci bëri ci ndoddam la tege nga kii ko nga téye ko yemu ci da nga fàtte kenn Abass Fall bu Pastef Dakar moom mooy coordonnateur départemental Pastef Dakar kooku itam téye na ko parce que xam na ne département Dakar suñu ne manifestation ñoom ñooy gën a fës ak ñeneen Oussou Bignona et cetera mu téye leen mu téye aussi les activistes yi nga xam ne ñoom dañoo créer benn coalition tuddee ko le peuple doon waajal ay manifestation mu téye leen kon kii nii lim ngànk nii daf cee bëgg a dem ba mu jeex ñu ngi koy yëgal nag su fekkee ne mën na téye ñëpp rek na ñëw téye leen parce que ñun nous sommes prêts à aller jusqu'au bout keroog ñis naa kër ga sama yaay ne ma am na de benn maire bu fi ñëwoon ne ma yow am na ñu ñëwoon fii di laajte waa Pastef ñu joxoon leen suñu kër kon yow defal attention maire nee na nga def attention man nag maa ngi fii laa koy waxee ñun làqatuwuñ nekkuñ ci clandestinité saagawuñ defuñ dara loo xamante ne lu bon la lu dul féete ci kuje gi su fekkee loolu mooy délit bi man laaxatuma suñ ñëwee kër ga fekkuñ ma fa rek maa ngi école kon ñaari bërëb yooyu noonu man foofu laa nekk laaxatuma nañ ñëw jël ma comme que loolu la ñuy def ñun nekkuñ ci laaxatu ci li ñuy def dañ ko tànn kenn obligé wuñu kenn saxaluñu suukar ñun ñoo ko tànn te ñun nous allons prendre toutes nos responsabilités et lépp luy am nag ñun Macky Sall ñoo ngi naan moom moo nekk ci ginnaaw te moom mooy nekk le responsable ëllëg parce que dossier bi moom moo toog le 31 décembre mu ne am na ñoo xamante ne suñu leen téye rek réew bi tàkk moom moo ko wax moom ci boppam nekkul lu ñu inventé kon maanaam am na ay dossiers yu ñu koy andil wala ay dossiers yu ñuy yóbbu tribunal procureur ministre de la justice dañ koy woo ne ko kii kat la lañ ciy def moom su ko neexee teg ci conc kenn du ci waxati su ko neexee ne leen activer leen kon lii nii de près ou de loin c'est Macky Sall qui est derrière lépp luy am rek nañ xam ne moom moo nekk ci ginnaaw ku nekk rek na jël ay responsabilités kon lii une fois encore complot la te suñu mbokk yi ñu tee ñoo ngi leen di masawu di woo Macky Sall pour mu libérer leen ñoom defuñu dara ay responsable lañ dañoo am ay activités yoo xamante ne dañ ko war a mëne Sénégal da leen a soxla kon na bàyyi li muy def ay tiitalaate ñun loolu yëngaluñu nous sommes plus que déterminés su fekkee yoon mooy dox ñu bàyyi yoon def liggéeyam mais su fekkee ne yoon aussi doxul ñun nous serons là pour faire respecter ce que disent les textes et les lois. jërëjëf Racine ñu jàll nag ci li nga xamante ni moom mooy assemblée nationale nga xamante ni Sonko foofu la bokk donc mu am comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen li nga xamante ni moom mooy immunité parlementaire donc maanaam privilège de juridiction la boo xamante ni statut député moom moo ko may ñu gis ne ëllëg ak jàmm ci àjjuma ji ci la assemblée nationale fas yéene daal di muri li nga xamante ni moom mooy malaanu kiiraayam pour ñu mun koo àtte donc ñu gis ne ba fi tàmbalee léegi bëri na ay borom xam-xam yu wax ni démarche assemblée nationale bëri na ci ay damm-damm maanaam ay mbir loo xamante ni maanaam tegewul ci yoon alors yéen à votre niveau ban gis-gis ngeen am ci assemblée nationale bi ndax assemblée nationale
donc majorité la boo xamante ni dañ leen a yónni wala déet. bon su ma sañoon ne la du assemblée boobu noonu mais suñu waxantee dëgg rek assemblée boobu noonu la maanaam assemblée boo xamante ne nit moo nekk ci ginnaaw di ko contrôler naan leen def leen lii sumi leen malaanu kiraayu kii ni kii bàyyi leen ko et cetera te loolu noonu dafa war a jeex lii wane ne loolu moo am ñoom lii ni naruñ ko war a def Ousmane Sonko su fekkoon nangu na le 8 boobu noonu dañuy jël yóbbu ko mu wuy ji taxal yóbbu waaw kon ñoom dèjà ñoom ñoo waroon a taxaw ne kii suñu naataango député bii nii dafa am malaanu kiiraay avant ngeen ko yóbbu da ngeen di summi malaanu kiiraay boobu noonu mais defuñ ko il a fallu que Ousmane Sonko wax leen ko pour ñu def ko te loolu noonu du yoon Ousmane Sonko dafa bokk si ñi nga xam ne dañ leen a def député askan wi moo leen tànn donc nekkul Macky Sall moo war a décider ne lii mooy nekk sooram moom dañ koo war a protéger dañ ko war a aar parce que ci ndaw askan wi la bokk mais malheureusement assemblée nationale moom li ñuy naan majorité mécanique moo fa nekk ñi ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñoo ëpp ñoom lépp lu ñu nasee pale rek day jàll dafa mel ni koo xamante ne rek dafa jël lettre am yóbbu ko poste pour envoyer ko day jàll amul benn obstacle boobu noonu pour loolu noonu bañ a jàll mais ñun moom pare nañ su fekkee ne loolu def nañ ko jël nañ malaanu kiiraayam sumi ko ñun dinañ jël suñu responsabilité te ñun suñuy responsabilité mooy lan te yàgg nañ ko wax mooy résistance sànq da nga wax benn mot bu garaaw insurrection ñun mosuñoo laalee ci insurrection ñun li ñu wax mooy nañ résister te résister moom maanaam mooy jàmmaaroo wala yow nga jéem a protéger sa bopp ba ki la bëgg a faagaagal du la mën a faagaagal te instant yi nii ñun foofu lañ toll te gis nga li gën a garaaw mooy lan gis nga ñi ñu téye woon noonu am na ñoo xamante ne dañ leen doon laaj seen tur ak seen sant si jamais y a quelque chose qui a un rapport avec des noms comme Sonko Mendy te loolu c'est extrêmement grave monsieur Sarr loolu lu ñu war a éviter la su ma sañoon sax du ma ko wax mais lu ñu war a éviter la ñu lay laaj yow sa tur sa sant si am na su fekkee ne am na benn rapport ak Casamance rek sud rek yow ñu téye la loolu lan moo ko gën a grave nous sommes dans une république le pays il est un et indivisible kon lu tax ñuy jël ay nit parce que dañoo bokk fii nii ñu leen di martyriser loolu lu ñu war a éviter la kon loolu moo gën a bonne insurrection bi nga xam ne ñoo ngi koy jiñ te ñun loolu mosuñu see bokk ñun li ñu woote mooy appel à la résistance loolu la ñu woote du leneen donc doo ñu gis avec des preuves ñuy toj wala ñuy wali mais dañuy résister te résistance moom heure bu ñëwee rek mooy loolu noonu nit ki lépp loo xamante ni mën na koo protéger woo rek loolu parce que loolu mooy sës suñu demee ba pousse la ba nga sës yow looy def da ngay tourner rek jàmmaarloo te loolu waruñ fa àgg te ñun bëgguñ fa woon a àgg mais loolu noonu ci Macky Sall la dépendre. donc may fàttali rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp di ñu jàng di ñu seetaan ci 24 média que tey ji suñu gan moom mooy Racine Dia ñuy waxtaan ci li nga xamante ni mooy li lëmbe réew mi muy affaire viol bi nga xamante ni jiiñ nañ ko ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. alors donc ma bëggoon a laaj rek ci gaawtu parce que xam naa ne waxtu baa ngi ñuy xaw a xoj. alors nga jàpp ne ndax yaakaaru ni ñu muri malaanu kiiraayu Ousmane Sonko moo gën ci moom de ce fait ñu mun a dem à un procès bu équitable ñu xool fan la dëgg féete ñu wax ko parce que affaire viol dafa diis ñu teg ko ci deru doomu aadama rawatina koo xamante ni dafa yor dayoo bu toll nii di Ousmane Sonko. ok jërëjëf monsieur Sarr mais fii moom comme ni ko olof di waxee rek nee nañ ku ndóomin ndey samaam boo gisatee lu ñuul daw. lu ñuul daw parce que ñun dañ koo dund. ci Khalifa Ababacar ak yeneen député yoo xamante ne bi ñu sumee seen malaanu kiiraay rek bi ñu demee dellu si waatuñ te ñun wóor nañu ne su fekkoon ne résistance bi ñu résister au lendemain de la déclaration du président Ousmane Sonko résister wuñ ko Ousmane Sonko dañ ko naroon a jël si këram te suñ ko jëlee ñun dootuñ ko gis kon su fekkee ne justice bu mel noonu lañ am. justice boo xamante ne tëddeewut njaaxaanaay justice boo xamante ne kii lay faral di bedd kii kon ñun suñu xel mënut a dal ci justice boobu noonu
justice boo xamante ne procureur maanaam ki nga xam ne ci justice liggéey bu ci gën a bëri ci moom ci ndoddam la tege Macky Sall président de la République moom moo koy nommé koo xamante ne ministre de l'intérieur boo xamante ne moom li mu def récemment ñëpp gis nañ ko ñu def appel international benn téléthon levée de fonds ñu gis ne ñun am nañ xaalis bu bëri en quelques heures mu xëy 2 heures du matin di bind ab communiqué pour di ñu menacer de dissolution kon su fekkee yoon ñoo ko war a doxal ñun suñu xel mënu cee dal loolu lañ ko wax suñu xel dalu ci parce que daa am loo xamante ne ñun dañ ko fekkee dañ ko dund kon lever malaanu kiiraayu Ousmane Sonko bon peut-être dina am parce que majorité mécanique moo fa nekk mais nous allons résister te résistance moom mooy li nga xam ne loolu moo mujj nit ki su demee bay résister rek parce que dafa sës jërëjëf Racine duñ la bàyyi nag te waxuñu ci li nga xamante ni moom mooy pandémie bi ci ni moo gën a gaaw nga tënk ko pandémie waaye itam ci wàllu vaccination bi nga xamante ni Sénégal tàmbali na ko talaata bi ñu génn ki nga xamante ni mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllu paj bi ak wér-gu-yaram muy Abdoulaye Diouf Sarr moom moo recevoir li nga xamante ni moom mooy la première dose yow tey jii boo doon analyser li nga xamante ni moo jot a xew ci mbas mi ak vaccin yi ana lan nga ciy wax. waaw loolu damay ci intervenir rek ne mbas yi fi jot a am yépp histoire wane na ne ñàkk moo ko fiy jëlee maanaam vaccin kon vaccin moom da di lu am solo loo xamante ne vraiment kenn waru cee naataabale dara mais nag su fekkee ne dañoon laa ne ñàkk yi nii nga xam ne ñooñ nga am doses yi nga am 200 000 doses 200 000 doses yooyu noonu tey ñu ne la dañ koo may Sénégal suba ñu ne la Sénégal daf koo jënd kon manque de communication boobu rek des fois mun na induire nit ñi en erreur mun na teeyal suñu xel yi parce que su fekkee ne doses yooyu noonu dañu koo may maanaam li tubaab naan don loolu noonu war na mun a teey suñu xel par instant yi dañoo toll foo xamante ne ñëpp dañuy daw di riir di uti ay vaccin kon amul benn dëkk boo xamante ne da cee am ba mu doy bay maye kon su fekkee ne ñun daal ñoo jël suñu propre moyen dem jënd ay vaccin wala def suñu choix xam ne kat vaccin yi ñoo am selon suñuy spécialiste bii moo ci gën a baax ñu jël ko parce que sànq yaa ngi mën naan dañoo bokk ci organisme moo xamante ne dafa jël initiative COVAX mais ñun lan moo fi jar daw bay daanu pandémie bi certes moo ngi fi ñoo ngi masawu ñi nga xam ne dañ cee jaar faatu ak ñi nga xam ne ñu ngi feebar ñu ngi tëdd ci lal hôpital yi yal na yàlla yëkkateeg jàmm feebar baa ngi fi mais dayoo bi ñu ko yóbbu àggu fa kon waroon na ñoom jël suñu temps ba étudier bu baax a baax ban vaccin moo gën a baax ñu jël suñu temps def ko mais su fekkee dañ ko gaawal rek c'est comme si daa am lu lalu ci ginnaaw kon loolu la mais su fekkee ne ay vaccin kese la am dara lalu ci ginnaaw vraiment ñun ñoo ngi woo Sénégal yi vraiment ñu dem ñàkku ji parce que ñàkk moom moo fi jëlee mbas. jërëjëf Racine ñàkk moo fi jëlee donc mbas mi fala budda mu nekk kàddu yoo xamante ni kenn du ko dindi ñuy ñaax sénégalais yépp ñu dem donc ñàkku ji ndax bokk na ci li nga xamante ni moom moo ñuy dimbale ngir ñu jële fi li nga xamante ni moom mooy feebaru mbas mi alors sa kàddu mujj. xanaa di la jaajëfal rek ci invitation bi di leen encourager ci liggéey bu mucc ayib bi ngeen def parce que ku dugg fii rek dina xam ne vraiment yéen a ngi liggéey te liggéey bi mucc na ayib kon ñoo ngi leen di ñaanal yàlla mattali projet yi des pour intérêt commune Tataguine Sénégal yépp parce que d'après ni ma leen gisee yéen vous êtes là pour tout le monde maanaam Sénégal ak bitim réew ak fépp vous avez une couverture vraiment nationale et internationale loolu itam vraiment ñun ñu ngi leen di ñaanal pour seen projet yi ngeen matal ko jàmm yàlla mën na ko yàlla def di remercier mbokk internet yi nga xam ne ñoo ngi ñu doon suivre su fekkee am na lu ci baax ngeen xam ne kat yàlla la fekkee aussi am na loo xamante ne dafa dëng
ngeen xam ne benn jaam boo xamante ni bu matadi la moo doon waxtaan ak yéen kon ci loolu laa leen di jaajëfalee bu baax a baax merci beaucoup. jërëjëf Racine coordonnateur de la section communale de Pastef Tataguine nekkoon sunu gan tey waaye itam ñu koy gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi waaye itam ñu koy sant ci li nga xamante ni rotal na ko fi muy ay kaddu yoo xamante ni ay kaddu yu leer naññ la waaye itam ay kaddu yoo xamante ni am na li tubaab di wax sagesse donc lii la ñuy xaar ci ndaw ubbil nañ leen suñuy bunt di la gërëm di leen sant di sant it ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu doon topp ba ñu tàmbali léegi di leen wax ne 24 médias lii rek moom mooy taxawaayam fexe ba askan bi mën a wax li nga xamante ni moom moo nekk ci xolam parce que loolu dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy gën a ñoŋal suñu démocratie ñu leen di gërëm di leen sant di leen di jox dig daje ci beneen numéro Relax Actu jërë ngeen jëf.